si xibaaru digg bu njolloor gi li nga xam ne moo gën a fës ci xibaaru tey yi di tolluwaayu feebaru coronavirus fii ci suñu biir réew juróomi cas yu bees yu nga xamante ni ñaar yi ay cas importé lañu yeneen yi doon ay cas contact fukki nit yu nga xamante ne hospitalisé woon nañu leen wër nañu ba génn ci hôpital gi ci bésu tey Sénégal am na téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas positif yu ñu déclaré fële ca pencum ndaw yi daal nañu rek woote projet de loi bu nga xamante ne rek day may njiitu réew mi moo mën a jël ay matuwaay fi ak ñetti weer ngir xeex mbas mi kii di ministre bi yore wàllu yoon nag daal nay rafetlu taxawaayu ñi nga xamante ni ñoo di député yi ngir gunge nguur gi ci arum askan gi ci jamono ji ñu nekk. njiitum réew bi daal nay rek jiite ab conseil des ministres ñu amale ko nag ci ab visioconférence format boobule nag li ko tax ñëw rek di Covid 19 bi nga xamante ne moo xew ci jamono gi gannaaw bañ ko déplacé nag yóbbu ko ci salle des banquets ngir respecter distance bi nga xamante ne moom la ñu digle ci jamono feebaru coronavirus président Macky Sall daal nay rek yëkkati matuwaay yi ñu déglu ci Oumar Ñing. muy beneen jéego ci ñaax bi nga xamante ni moom la njiitu réew mi di ñaax askan wi ci rek xeex lii di Covid 19 tey nag njiitu réew mi jiite conseil des ministres ci visioconférence moom mu nekk ci bureau yeneen ministres yi tamit nekk seeni bureau ñuy jokkoo def liggéey bi jaarale ko ci jumtuwaayu xarale yu bees yi balaa muy yegg si fii nag njiitu réew mi ñu fàttali ko jëloon na ndogal. jëlee conseil des ministres bi salle Bruno Diatta yóbbu ko ci salle des banquets ngir rek wàccoo ak distanciation sociale maanaam ku ne bañ a jege sa morom ndax feebar bi. tey nag mu jàll ci beneen jéego ak réunion visioconférence bi nga xamante ni lim ci jublu mooy wane ni naam Covid 19 mi ngi fii waaye liggéey bi moom du taxaw. lii nag lalu ci projet Smart Sénégal bi nga xamante ni Sénégal mi ngi ko bokk ak Chine di ko doxal jaarale ko ci ADIE di agence informatique de l'État ba muy door nag communication njiitu réew mi amal na minute de silence ngir rek ñaanal moom ak waa conseil bi kii di Pape Diouf nga xamante ni dafa génn àdduna gannaaw ba ko Covid 19 bi tëralee. Oumar ñi nga gannaaw weer bu nga xamante ne rek Covid 19 dugg na suñu biir réew daal nañu rek wax fi nga xamante ne foofu la ñu toll service bi nga xamante ne moo yore feebar infectieuse yu fan daal di rek yëgle lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki cas ak juróom yu positif ak tamit ñu seetlu ne am nañu lu toll ci juróom fukk ak juróom yoo nga xamante ne wër nañu. Professeur Moussa Seydi daal nay ñëw rek daal di expliquer ni nga xamante ne noonu la ñuy doxalee faj mi ngir mën cee génn ñu déglu ko. ci cas nombre de cas yi ñu recevoir am na ñoo xam ne wér nañ 55 waaye liñ seetlu mooy ñu ñu jox hydroxychloroquine ñooy gën a gaaw wér ku jëloon garab gi mun nga toog 20 jours hospitalisation waaye ñu ngi ko jox clairement ñun ñëpp seetlu nañ ñoom ñooy gën a gaaw wér. loolu rek lañ doon joxe parce que dañ doon bañ joxe ñaari garab yi mu lëjal malade yi parce que hydroxychloroquine xam nañ ne nit ñi supporté nañ ko bu baax mais est-ce que supporté nañ ko ci feebar bu bees bii loolu yëpp moytu rek ñun dañ koy utiliser ba xool ndax supporté nañ ko gis nañ ne ñu ngi koy supporté bu baax léegi dinañ ci mën a yokk beneen garab yàlla mën nañu dimbale ñu amaat résultat yu gën a baax waaye nag du loolu rek mooy faj bi dafa soxla yeneen faj la ñuy wax traitement symptomatique te ma ko doon wax même réanimateur yi nga xam ne ñun ñooy liggéey ak ñoom ci traitement des cas graves li ñuy def sax ci traitement symptomatique la bokk malade bi mun nañoo am yeneen feebar soo ko fajaalewul feebar yooyu mun na décompenser mu yóbbu malade bi ay complication mun na am war nga prévenir complication yi gàttandoo xam noo koy jëlee en charge kon faj bi dafa am lu bëri loo xam ne def ci war a ànd waaye nu munta demee guerre bi pour gagner ko du faj bi fagaru bi la il faut que nit ñi jàpp loolu ñaareel bi ñu xam aussi ne garab yi nit ki war ko jël di ko jox sa bopp loolu moom lu dangereux la si ñu koy def pour l'instant si liñ si xamagum garab bi utilisation médicale loolu rek la war a nekk.
ñu dellu si tolluwaayu feebaru coronavirus fii ci suñu biir réew juróomi cas yu bees yu nga xamante ne ñaar ñi ay cas importé lañu ñett yi doon ay cas contact maanaam ñu nga xamante ne rek dañu doon ay jegeñaanoo ñu am feebar bi ci seen yaram fukki nit yu nga xamante ne nag hospitalisé woon nañu leen daal nañu rek wër ba ñu war a génn ñu dégluwaat ministre de la santé mi doon def tey situation du jour. tey alxames ñaari fan ci weeru avril ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi xamante ne moom laa leen di jox léegi ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test juróom ñoo ci positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout à l'heure ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé ak léegi am nañ téeméer ak juróom-ñeent fukk juróomi cas fii ci Sénégal juróom fukki ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi fi suñu borom jëlee ak benn cas bu ñu évacué may yëgal ne fi mu nekk nii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk ci hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën koo gagner. ki nga xamante ne moo di ministre bi yore wàllu caada ak cosaan te nekk maire wu Sédhiou daal nay def ab nemeeku ci biir goxam li ko taxoon a jóg nag di xool rek nag la ñu taxawale ay jumtukaay ci biir gox ga ngir mën a xool ndax cas positif bu amee ci dëkkam ndax dinañu mën a am fuñ leen mën a dugal daal nay tamit yëkkati ab enveloppe bu 5 millions juróomi millions ngir mën a taxawu ñi nga xamante ne dañuy soxla rek ay denrées alimentaire ak tamit ay produits sanitaires ñu déglu ci Kaltoum Gueye. fii ci Goudomp nag li nga xamante ni moom moo di matuwaay yëpp jël nañ ko ngir xeex lii di coronavirus thermoflash ak fu ñuy raxase loxo nag képp ku fi ñëw rek danga fiy jaar kii di maire bu Sédhiou ànd na ak gouverneur bi ak commandement territorial ngir nag xool ba xam lu ni mel am na fépp fu mu war a am. lu am solo tey mooy xam nga ne dëkk bi musul nekk situation bu mel ni mun naa wax àdduna. te tubaab bi dañuy wax yàlla dafa jox di xel te président de la république jël na ay décisions yu fort am doole sur tous les niveaux pour que mun a protéger suñu population dispositif yooyu lañ mën a xool xam nga fii zone frontalière la pour xam est-ce que scénario critique yëpp yoo xam ne mun nañ ko def sur place est-ce que jël nañu ay dispositions gis nañu ne si communes yoo xam ne amuñu woon des zones d'isolement def nañ ko gis nañ tam ñeneen ñi comme frontière bi la ñu jege amuñu ay dispositifs yu doy yu ay thermoflash. ngir nag yooyu la insuffisance ñu mën ko xeex nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di maire yi dañoo war a dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex bi lee. interpellé maire yi ñëpp ñu fi nekk pour que ñu jël seen responsabilité ñu jël tam ñu xam ne de vive voix en collaboration ak relation ak personnel de santé bi. ak certain d'encadrement pour apporter leen seen appui nécessaire yëpp ndax mën nañu ko te loolu la ñu xaar si ñoom moment bu ñu nekk nii problème de prévention la si prévention boobu foo na acteurs yëpp dañu fi war na toujours nag ci fagaru bi ki nga xamante ni moom moo di ministre maire bi joxe na ab enveloppe bu 5 millions ci suñu xaalis ànd ak ay dund ak ay produits yoo xamante ne nag dañ koy jëfandikoo ñii nga xamante ni ñoom ñoo di comité régional bi lée ci loolu sax ki nga xamante ni moom moo di gouverneur bu Sédhiou moom mi ngi woo doomu Sédhiou yëpp ci bile xeex. ginnaaw xeexu ñëpp la ku nekk daf si war a dugal loxoom ci wàllu woowu nag ñuy lancer appel képp koo xam ni waa Sédhiou nga wala. nga nekk fii wala nga nekk feneen wala koo xam ne mu ngi biir Sédhiou daf fi ñëw liggéey si ñu laaj la nga ñëw dugal sa loxo si xeex bi parce que xeexu ñëpp la ñaanuñu ko yàlla affaire bu amee
loraange dina bare. fii ci Sédhiou nag lépp rek lu ñu war a def mooy respecter lii di mesure yi nga xamante ne daat nañ koy tëral. wàññi sa tànk mooy moytu regroupement yi mooy exigence yëpp ñu def consignes yi ñu def ñu mun koo respecter foog naa loolu rek tey la ñu am pour mun a aar suñu njaboot yi pour mun ñu aar suñu réew et loolu la ñuy wax ci tubaab loolu kenn du ko mën a négocier loolu exigence la et que loolu moo tax may féliciter force de l'ordre yi pour que exigence boobu ñu gën koo yokk parce que il y va suñu santé réew suñu santé dëkk. xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex lii di feebar bii di Covid 19 nag ñu ngi koy gën a dëgëral fépp fii ci Sédhiou nag amaguñu naam kaa waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jiit dëkk bi moom ñi ngi def lépp rek ngir aar askan wi. maa ngi leen ko doon yëgal ci ndorteelu journal bi ca pencum ndaw yi daal nañu rek woote ab projet de loi buy tax rek njiitu réew mi mën a jël ay dogal fii ak ñetti weer ngir xeex mbas mi kii di ministre bi yore nag wàllu yoon daal nay rek rafetlu ni nga xamante ne noonu la député yi taxawoo nguur gi ngir mën a gën a mën a xeex bile feebar nga xamante ne mu ngi wër àdduna ñu déglu ci Cheikh Bamba Gueye mu di mbir mu am solo boo xam ne nag war nañ ko fësal ndaxte ñoom ñëpp ñoo booloo député yi li ñuy wax ci à l'unanimité daal di nag voté jàllale texte bi nga xam ne moom la leen président Macky Sall jébbal ngir ñu dimbale ko ci xeex bi ñuy xeex mu di coronavirus. texte bi nag mu di loi d'habilitation dafay may njiit réew mi mu daal di nag jël ay dogal par ordonnance bu ñetti weer yi weesoo nag bu dellu si wax leen li nga xam ne moom la si def. problème bi mooy contact bi. ñun bu ñu seetee ne nit bu seetee ne moom amu ko mais bu demee toog fenn demul seeti nit ñëwul seeti ko waaye du ko am parce que virus bi kat vecteur la dafay jóge ci lii dox mais moom munta sori maanaam bu jógee fii bu dawee 2 mètres rek wala 1 mètre rek day daanu dee dootul demati mais yow bu fekkee ne yow sori naak yow nii lu mat 5 mètres 6 mètres mais du yàgg man ba ma wàll la bu fekkee maa ko am donc nañu toog suñu kër. tax na kon ñun ñëpp danañu àndandoo voté ko jàppale président ci xeex boobu nga xam ni ñu koy xeex coronavirus. li nga xamante ne aussi it gis nañu ko ca xalaat ne war nañ ko cee def mooy ñu fexe ba nga xamante ne dana àgg ci askan bi nga xamante ne ñoom la ndimbal yooyu war a dem ndax ndimbal yi ndimbalu réew mi la war a jaar ci président war koo jox doomi réew mi. te wax ni lii nga xam ni xew na président nee na lu ciy jumtukaay pour ñu teg ko fu leer pour li nga xamee ni nii moom mooy ndimbal yi ñu mën koo yeggale ci ñi nga xamee ñoo ko soxla président nee na dinaa ko def dinaa seet mécanisme yi te yéen xam ngeen ni assemblée nationale ci cadre budget programme yi am nañu tey ay jumtukaay yoo xam ne programme bu ñu def ci réew mi mën nañoo laaj programme boobu ban la te ku mu ñu neex mën nañ ko woo laaj ko programme boobu ñu la jox fan nga ci toll ak loo ci def ak loo ci deful ak lan moo ci des loolu mooy li nga xamee ni yàlla may nañu ko bu ñu nekkee tey fii ci pencum ndaw réew. gouvernement bi nag proposé woon benn amendement daan ne moom kat yooyu dafa bëgg comme président de la république dañ koy jox pour 3 mois li nga xam ne mooy benn habilitation maanaam dañ koy voté loi d'habilitation ñu def ci juridique waaye bi ñu dugalee juridique mu am ay coow yu mu yëkkati ñu ne nag wax warta am fi mu ne nii jiixi jaaxa warto ñëw fi mu ne nii jaxasoo waru ko boole ñu ne nag la nga xam ne dugal nañ ko ca woon gouvernement bi proposé ko muy juridique ci commission ba ñu ne ñun ci assemblée nationale dañuy proposer amendement pour sempi ko ba mu set teg fële pour wane ne ñun kat la ñu yëkkati mooy xeex li nga xamante ni mooy Covid 19 te loolu ñëpp dañ ci war a ànd loolu moo tax ma proposé amendement ne loolu ñu ci defoon muy tubaab bi ko woowee dañuy bind ne tous ordres maanaam xam nga boo nee tous ordres mooy lépp rek ci wàll ci loolu tamit dindi nañ ko ba mu set teg fële li nga xamante ni mooy juridique it dindi nañ ko ba mu set teg fële pour wane ne assemblée nationale bi li ko tax a jóg mooy ñu nekk benn président de la république la nga xam ne moo taxoon mu woote mooy ñu nekk benn. kii di garde des Sceaux maître Malick Sall ne moom du téye député yi lu yàgg ndaxte lépp wax nañ ko xanaa kay daal di rafetlu seen taxawaay
ci ni ñu booloo ñoom ñëpp daal di nag jàppale njiit réew mi ci xeex bi. bi séance bi jeexee nag dem nañ fa la nga xam ne moom di 4e étage foofu nag bureau bu assemblée nationale ak député ak ñëpp ñi fay liggéey daal di nañ jébbal kii di garde des sceaux ministre de la justice ab chèque gu 50 millions jàppale ko njiit réew mi ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex Covid 19 ngir daal di rek gën a alimenter fonds boobu nga xam ne taxawal na ko mu di force Covid 19 boo xam ne ci 1 milliard la ngir ñu nag mën a jàppale askan wi ci xeex lii di coronavirus. jërëjëf Cheikh Bamba Gueye barki démb ba léegi Sénégal di dundu tiis ak naqar gannaaw bu mu ñàkkee ab doomu réewam di Pape Diouf kooke nag doon rek premier cas benn maanaam cas bu njëkk bi nga xamante ne rek faatu na ci feebar bi nga xamante ne moo di coronavirus. Pape Diouf nag nekk ku nga xamante ne moo di nit ku ñuul ku njëkk ku yore woon club européen boobu la ñuy tuppee Olympique de Marseille moom nag bàyyi na fi tiis ak naqar ndax xamee woon nañ ko mu nekk nit ku farlu woon ci wàllu football ci biir liggéeyam nekkoon ku nga xamante ne xol bu làpp la yore woon ñu dellu si ci parcours am ak Ibrahima Mboup. Il y a une chose en tout cas, moi, de l'Olympique de Marseille. ci atum 1951 le Pape Diouf gane àdduna ca dëkk bu tudd Abéché nekk fële ca réewu Tchad mi ngi màggee diggante Sénégal ak Mauritanie laata muy dem Marseille réewu France ci atum 1970 Marseille di dëkk bu am solo ci dundu Pape Diouf foofu la jànge liggéeye fa ci poste nekk fay tamit taskatu xibaar ci wàllu tàggat yaram. mi ngi tàmbalee ci journal bu tudd La Marseillaise loolu mi ngi amoon ci atum 1975 ci ginnaaw bi Pape Diouf nekk agent de joueur maanaam taxawal leen jàppale leen ci seeni contrat ak suñu waree jóge ci benn équipe dem feneen ci wàllu woowu Pape Diouf taxawu na doomu Afrique yu bëri yu mel ni Pape Fall Basile Boli Joseph Antoine Bell Abedi Pelé ak ñeneen ci ndorteelu atum 2000 Pape Diouf bàyyi liggéeyu agent de joueur nekk dirigeant ca club bu Olympique de Marseille 2005 ñu tabb ko président club bi mu di guleet ca tugal nit ku ñuul jiite club bu am dayoo bu mag. ci atum 2009 la jóge ci présidence su Marseille wante mësul bàyyi football bi mu nekkoon nit ku gëm boppam ku ñime woon li muy wax te xam ko ku bëgg réewam mi tamit bi muy génn àdduna Pape Diouf amoon na juróom-benn fukki at ak juróom-ñett. Ibrahima Mboup ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu football ñoom tamit ñu ngi gën a di rek ñaawlu ak i métitlu ñàkk boobule ñu ñàkk Pape Diouf daal nañu rek ku si nekk andi ab seede ci moom rek ñu déglu ci ñenn ci ñoom ñu gis ne sax ki ci jiitu di président Macky Sall daal na koy delloo njukkal ñu dellu si ak Pape Birame Bigué Ndiaye. tiis wu rëy moo dal ci Sénégal ci Afrique ak ci France rawatina ca Marseille Pape Diouf moo génn àdduna ak lu football yëpp di ko naqarlu teg ci ay seede yu rafet fii ci Sénégal njiitu réew mi président de la République Macky Sall moo ci njëkk a àddu muy rafetlu taxawaayu Pape Diouf nekk doomu réew mi bu ñu ràññee si àdduna bi nekkoon ku xarañ ci wàllu football ci ni ñu koy doxalee. mu dellu di ko jaal waa këram ñu fi nekkoon ay footballkat yu mag jege woon itam Pape Diouf indi nañ ay seede ci moom ñoo nga xamante ni liggéey na ak ñoom jege woon ko itam ñu si mel ni Grégory Coupé Basile Boli Djibril Cissé Marcel Desailly Samir Nasri Didier Drogba wala boog Franck Ribéry ñoom ñëpp Pape Diouf nekkoon seen kilifa amoon itam ay relations particulières Pape a été mon ange gardien pendant toute ma carrière, un très bel ami. Sa voix unique me manquera à jamais. Plus aucune place pour la rivalité. Très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football. Il représente aussi pour beaucoup de Marseillais un exemple de réussite. Habib Beye nekkoon défenseur bu Marseille nekkoon itam équipe nationale bu Sénégal àdduna ci dëj bi nee na moom waajur bu góor la ñàkk ndax dafa sori woon ci moom Pape Diouf. sori woon na itam ci ñeneen ñu nga xamante ni daf leen jege woon lool ñu def ay seede yu daw yaram
ñu si mel ni Sadio Mané ci compte Instagram am Didier Deschamps Khalilou Fadiga Samuel Eto'o Pape Thiaw Mamadou Niang ak Joseph Antoine Bell moomu nag moo nekkoon client bu njëkk bu Pape Diouf si jamono ji nga xamante ni nekkoon na agent de joueur ay dirigeants yu si mel ni Jean-Michel Aulas jiite Olympique Lyonnais moom itam rafetlu na taxawaayu ki nga xamante ni moo di Pape Diouf ci footballu France naka noonu José Anigo nekkoon entraîneur bu Marseille yeewu tey ci naqar ak tiis di jooy ab doomam Pape Diouf yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Et qui nous permettait qu'il nous reste encore. Qu'il nous reste encore, oui, d'une certaine manière. yal na yàlla nangu ñaan Pape Birame Bigué Ndiaye daal nañu ubbi autopont bi féete ci VDN bi gannaaw atub liggéey mu ngi nag gudd ci lu toll ci 400 mètres boobule autopont nag dina gën a yombalal rek circulation bi fii ci biir Dakar rawatina ci bor boobule ci côté VDN bi ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo tabax autopont bi di société française boobule ñu duppee matière ci taxawaayu Ageroute Hamidou Diop. ci VDN bi ca booru cité kër góor gi pont bi ngeen di gis nag pare na mu ngi toll ci 400 mètres ñu defar ko nag ak xarala yu yees yi ñu woowe Unibridge tey ji nag ñi tijjil ko automobiliste yi fii ak ëllëg incha allah daañu fa mën a jaar. pont bi tey dina permettre fi mu toll nii embouteillage yu ñu doon gis Dakar yu bëri mu wàññeeku. parce que bu ñu fàttalikoo fii ci diggante Kër Góor gi ak Mermoz dañu amoon embouteillage bu bëri surtout au niveau rond point bi ci suuf rond point bi dañu doon gis ñi amoon jafe-jafe lu bëri pour jàll donc fii boo fi doon ñëw heure de pointe da daan am embouteillage bu bëri tey nag ouvrage bi dina permettre de nit ñi di jàll sans problème te tamit dina permettre axe Mermoz Kër Góor gi ñoom tamit riverains yi duñu sonnati. liggéey bi nag buñ koy xayma mu ngi toll ci fukki weer ak ñaar. pont bi benn la ci fukk ak ñett yi nga xam ne ñoo ngi ko fas yéene tabax Dakar liñ ci jublu nag mooy fexe rek ba gën a ñoŋal dem bi ak dikk bi. boo xoolee pont bi bu ñu xoolee yi nga xam ne dañ ko cee liggéey dem na ci lu mat ci benn at fukki weer ak ñaar yi boo ko jëlee nag ci misaal lay mel ni bés bu nekk daal li ñu doon liggéey ci pont bi dina mat lu mat téeméeri ndaw ñu ngi doon liggéey ci pont bi. loolu boo ko jëlee def ko ci at mi yëpp def ko ci point yi ñu war a def yëpp li may wax nekk na loo xam ne tamit. xale yu bëri liggéey nañ ci xale yi liggéey bi du yem fi parce que liggéey nañ fi am fi lu ñu suturloo mais duñ ci yem parce que bu projet bi jeexee am na lu ñu fi jàngee loolu ñu fi jàngee dañ koy mën a yóbbu tam si yeneen chantier. pont bi ñi tijji dina tax tey jii oto yi daal di jaar fii ci lu gaaw loolu nag tax yeneen tali yi nga xam ne tey jii ñoo ngi fa doon jaar Ageroute mën ko defaraat gën ko naatal yokku fay tamit parking ndax fii booy seet zone bi dafa bëri ay këru liggéeyukaay yi fi ne. fi bëgg a def ay parking ak mobilier urbain ak yooyu parce que dañuy gis ni que ci zone bi dafa bëri ay entreprise yu fi nekk te am pour lutter nag contre stationnement yi nga xamante ne c'est anarchique nga xamante ni véhicules yi fu nekk la ñuy gaare ñu gën ko régulariser gën a égayer aussi environnement wu zone bi donc loolu moo tax ñuy def aménagement bi. beneen tali bi nga xam ne nag léegi ñi tijji ko yàggatul ci weerum juin ci at mii ñu ne la foofee nag la sa Saint-Lazare ñu fay tabax pont bu mel nii foofu yëpp itam ci VDN bi la. Hamidou Diop jërëjëf mbokk yi li moo fi rusoon ci xibaaru njolloor yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu yendoog jàmm.